ni benn usine buy defar farine jën lañu fay tabax di ngeen dégg kàddoom ci xibaar yi. association yu boot ay jigéen yu bëri ni torture ak métital gi ñuy def jigéen ñi lu war a dakk la suubu nañu ci xeex ba. Afrique dana am weccitu bees dootul nekk franc CFA école lay tudd ndax dana soppi suñu wàllu koom-koom ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu koom-koom daañu ci jàngat loolaa gën a fës yaa xadi bu ñu toppee ñu faram-fàcce ko. ñu dooree ko diwaanu Mbour foofee tàngoon na jër tey ci suba ay jàmmaarloo ñoom ñoo fa amoon doxoon ci diggante takk der yi ak nappkat ya fa nekk li wund li ni mel di ab parc piroguier boo xamante ni dañ ko bëgg a soppi def ko quai de pêche. askan wi nag loolee la ñu àndul ba tax ñu def manifestation jàppante koy takk der yi am na fukki nappkat ak ñett yoo xam ne jàpp nañu leen am na itam ñu fa am ay gaañu gaañu ca ña gaañu am na ay policiers. donte dal dellu soit na kenn ku nekk nga déterminé taxaw ci sa position yaaxati. laata lool sax jëwrin bi ñu dénk wàllub napp demoon na fa ngir daal di xam lan moo fa xew Alioune Ndoye daanaka sax moom dafa jommi. daa jommi ndax nee na information bu bon la ñu joxe ndax foofee dañu fay tabax benn quai de pêche te nappkat yi dañu leen waxoon ni benn usine buy defar farine jën la ñu fay def te loolay xibaar bu baaxul la ci na mu ko interprété te itam dajeek kilifa yi pàcc yëpp déglu leen seq ak ñoom waxtaan ñu teewlu kàddu du ministre de la pêche Alioune Ndoye. état di bëgg def acteurs yi seen bopp ñoo ko sàkk woon donc boo sàkkoo benn investissement état ba mu fexe ba dem ba am lu mu la ko defarale xam nga ci yoon coow waru fa am bii nag investissement bi mooy ni dañuy dem ci askan bi wax leen loo xam ne day dugg la ci li ñu fas yéene def parce que war nañ leen dañu koy def ay usine boo xam day wol ay jën loolu dëppoo la projet bi quai de pêche lañ koy def teguñu ko leneen dëgg gi mooy que ni ay acteurs la yoo xam ne seen i intérêt bopp ñoo instrumentalisé ay nit sol seen bopp loo xam ne dëppoo la dëgg pour mën a jàkkal dëgg loolu nag bu amee ñun état ñaari mbir terrain bi ñu koy def du tiit si foncier jàmm terrain wu état la ñaareel bi dañu ne place bi ñu jël bëgguñu ko ñoom bëgg nañ projet waaye dañu bëgg ñu toxal ko parce que place bi arrangé wu leen parce que place boobu mooy aar Sénégal ñu fàttali ni gaal yi ne ci géej ñuy ci géej kenn projet bi du tax ñu jóge mais gaal yi ñuy indi ci tefes bi projet bi defaral na leen beneen terrain bu gën a rëy ci ñu nekk actuellement te waxuma la bu sore rek dañoo taxaloo kon déplacé wuñu leen pour ñu gën a am surface bu gën a rëy mën fa teg seen i gaal. jëwrin bi ñu dénk wàllub napp jot naa addu jëmale ko ca préfet ba mu ñeel dispositif sécuritaire bi nga xamante ni bii jël nañu ko kon moom Aliou Ndoye ñu jégalu itam ci qualité sonore bi ci wàllu téléphone la ñu doon jokk ak moom foofu ci diwaanu Mbour yaa xadi ci wàllu boobu itam ki nga xam ni mooy suñu ndaw la ñu teewal ci diwaanu Mbour di Papa Dieye mu ngi ak ñun en direct Papa Dieye dafa mel ni situation yi xaw na dal de léegi. jàngeen jëf comme ni ñu ko waxee rek Mbour moom fi mu toll ni dal dellu si na fi ginnaaw bi ñu toogee benn bés boo xam ne wax dëgg yàlla yëngu woon na lool diggante policiers yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat yi ci quai de pêche bu ñu fooroon def rek te déggoowuñ ci loolu nag dafa jural ay loraange yu bari ci waa Mbour parce que ñu ci bari demuñu marché ndax coow loolu nga xam ne moo ngi amee woon foofu ci marché central bi li nga xam ne nag moom lañ ci mën a jël comme bilan mooy quai de pêche bi déjà bureau yi mu am dañ ko tojate dem ci mutuelle bi lakk ko dem am na benn kaaru police boo xam ne dañ ko moom tamit tojate am na ci fukk ak ñetti nit ñoo xam ne dañ leen a jàpp am ñoo xam ne ni aussi gaañu nañ ci ñaari côté yëpp ci takk der yi comme ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy doon manifester loolu nag tax na ministre bi ñëwoon na fi waaye bi mu ñëwee da doon waxtaan ak ñoom pour ñu mën a gis solution waaye dafa mel ni solution amagul woon ndax dañu demee ci ñi nga xam ne ñoom doon manifester dañu ñoom bëgguñu tey bëgguñu ëllëg projet boobu loolu nag waral ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk dëkk bi di maire beeg président conseil départemental nga ñoom ñëpp fas yéene dox ay jéego yoo xam ni pour fexe ba nit ñi mën a déggoo ci li ñuy def ndax ni ñu ko gisee projet bi intérêt Mbour yëpp la xam naa nag ci diggante bi fi ñu toll ni daal li ñu leen mën a wax daal mooy Mbour daal dal am na fi daal. di ko jaajëfal bu baax a baax moom Pape Dieye addu jëmale ko ci leneen mu di atum 2019 bi nga xamante ne doonul atub naataange ci jigéen ñu bari ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci jëfu ñaawteef yi nga xamante ne teg nañ leen ko. maye nañu ñu maye teel ñii ñu ëmbal leen bañ ñenn ñu ëmbal leen ëmbal bu teel ñenn ñi ñu violé leen ñenn ñi nag ñu rey leen ba ci sax nag indi loi boo xam ni dafay criminaliser viol bi ñu jàpp ne am day njuuj njaaj yu ci am daanaka ni nga ko waxee sànq atum 2019 rosul benn yoon ci jigéen ñi lu war a dakkale nag fitna gi tegu ci ñoom dañ ko war a dakkale li tax association yi boot jigéen ñi
cëppeelu nañu ci terrain bi dëgg nga xeex ak yooyu les Samba Boy Cheikh Ahmed Tidiane Diallo. ñaawteef bu ñu faral di gis ñu koy teg jigéen yi nekk na lu soxal association yi layal ak yelleef jigéen yi ndaxte ñoom dañoo gis ne taux de prévalence bi mu ngi ci 40%. affaire bu ñuy waxu sàkku jigéen viol ak pédophilie au Sénégal fan yi ak weer yi passé xam ngeen ne jël na ay proportions ba tax da tey képp kuy acteur que mu nekk état du Sénégal que mu nekk parlement que mu nekk société civile ñëpp taxaw nañ ne il faut que mu dakk il faut que ñu jël ci ay mesures. donc loolu waraloon na ne bi ñu faatee ay ndaw yu jigéen sàkku leen ba pare faat leen am na ay action yu bëri yoo xam ne action populaire yu jugoon yoo xam ne pour mën a wax exactement il faut que loolu arrêté et que ñu dem vers la criminalisation donc de l'acte de viol. société civile ak droit de l'homme yi ñoom ñëpp ñu ngi rafetlu taxawaayu nguur gi ci boobee mbir. yàlla donc mot na ñett ci conseil des ministres président de la république adopté na ak conseil des ministres bi le projet de loi bi nga xam ne moom mooy criminaliser le viol avec beaucoup de réticence pas réticence mais avec beaucoup de pincettes laa ko mën a tuddee mu nekk loo xam ne nag lu ñu rafetlu la. ci fan yii di ñëw dañuy amal ay campagne ngir expliquer askan wi projet de loi bi. ay avocat yu Guy Marius Sagna jël nañu dogal ni dañuy saisir chambre d'accusation bi ngir def appel ginnaaw bi ñu nemmeekoo ni docteur Babacar Diop ak ñeenti étudiant doyen des juges dafa jël dogal ci bàyyi leen ñu dellu ci seen ay mbokk Guy Marius Sagna Ousmane Sarr ak Fallou Gala Seck ñoom ñuy wéy ci di leen di teg loxo ñu jàpp ni yëf yi daal kumbaam nday la ak kumbaamul nday. ba taxas genn wet te loolu jaaduwul mooy li tax maître Moussa Sarr nii daañu yóbbu wax ji ci kanamu chambre d'accusation lu mooy loolu itam. waa Amnesty International section bu Sénégal Seydi Gassama ni jaaduwul te sax ñu génn ci kaso bi nañu génne baaxul misaalu professeur Babacar Diop nga xam ni jamono ji mu ngi ci clinique ndax dañ ko traitement bu ñaaw dóor ko agressé ko di jëf-jëfu Samba Boy yu jaaduwul Seydi Gassama yokkaat ci ni kon li ñuy def mooy kalaame te mu sàkku ci procureur moom itam mu ubbi ci enquête ndax Babacar Diop nañu ko def ci kaso bi ñaaw na loolu yàqat yi. ñu àddu ci xibaar bi Alassane Dramane Ouattara joxe ci gaaw gi mu ñeel weccet bi di ECO. ECO mooy remplacer franc CFA nee nañu ñu bëri nag xëy na ëmpule nañu ECO ak itam façon wu weccet bi ni muy tëddee ndax solo sa soppeeku gi muy soppeeku ci franc CFA dootuñu bokk ana mu jëndin ak itam ni ñu leen di woowee nañuy taxawee li tax jot na kon ñu dalal ci xalaatu ñu seen xam-xam ma ci jëm ci wàllu koom-koom tubaab di ko wax économiste ngir ñu jàngat bu baax li nga xam ni mooy dikk gu beesu ku weccet wu bees wi concerne Afrique di ECO Safiatou Ba Ndiaye. franc CFA jóge fii bàyyil place bi weccit bi di ECO mu di étape bu yees ci koomu réewu Afrique ak ay ngëneel yu si mel ni rek disparition lu ñu duppee mécanisme compte opération waaye itam li nga xamante ne ñoo di représentant France yi nga xamante ne dañuy jóge ci organe de décision yu BCEAO suñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne xam-xamam dafa màcc ci wàllum koom di Felwine Sarr ci atum 2020 kon réew yu UEMOA yi dinañ dugg ci ECO mu di soppite bu am solo waaye nag li gënoon a am solo moo di rek soppite régime d'échange bi muy leeral ni que ñenn ñi tiit yaakaar ni ECO bi moo di euro boo xamante ne rek tur bi rek moo soppeeku ak itam loxoy Europe ba léegi ci koomu réew Afrique nekk na loo xamante ne lu mën a nekk la su fekkee réew yi rek defuñu ndànk Felwine Sarr mi wax mbirum étape transitoire di leeral ni ngir bi le soppite am solo foog rek réew yi bootu ci UEMOA wéyal seen liggéey ngir rek ñu mën a am lu ñu duppee parité ECO ak euro Moubarak Lo nag moom ci boppam jàpp ni rek yile réew Afrique dañuy gagné rek ci conserver li nga xamante ne moo di acquis wu franc CFA yi nga xamante ne rek dañuy ragal ni rek bi le soppite mën na sax dem ba jour d'évaluation ñaar ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllum koom di dalal seen xel benn euro ñu ngi koy weccoo jamono ji téeméer ak fanweer rek benn dërëm mu di taux boo xamante ne ni yaakaaruñu rek mu gaaw a soppeeku ngir jëm rek ci li nga xamante ni moo di dévaluation. xibaar bi le kon ñeel koppar gu yees gi gént gu mujj doon dëgg la ci panafricaniste yu bari waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fële ca foire internationale bu Dakar te jóge ci yeneen i réew ñoom xel bu tey lañ ci àndal. dañ ci am ndax ba léegi est-ce que loxoy xonq nopp yi di colonisateurs yi français yi ndax génn na ci ba léegi en tout cas buñ ci génnoon ba set wi ci Afrique doxeek yi fi boppam moom dana gën a lawal koom-koom gi et question yu mel noonu nag mooy li xaw a teyal seen xel ci dossier xaalis bu bees boobee tudd ECO reportage yu Mambey Ndiaye ci muy doomu réewum Sénégal wala réewi dendandoo yi ñii de du kenn ku la mën a wax lu am solo ci koppar bi ñu tuddee ECO loole de la ñu nemmeeku ca FIDAK. Oh mon Dieu, j'ai pas d'information. Non loolu moom vraiment yëguma ko. J'ai pas l'information.
réewum Mali la bàyyeekoo soxna Sidé moo jiite mboolem cuubkat bu nekk sa Bamako moom la mu jàpp moo di rek sunu njiiti réew yi dañu si nar a àndaaxu parparloo. lii ñuy wax kenn xamu ci dara wóorul nañ ñu jox ay éléments yoo xam ne les gens vont avoir cela dans l'esprit que ça va nous apporter ça et ça. doy sëkk nag ngir doomu réewum Sénégal bi tàmbali si am ak njiixi jaaxa. est-ce que du gën a suufee CFA bi bokk na ci li ma ragal tamit moog euro bi est-ce que 650 bi nga ko doon defee dana am différence wala du am différence. mu di ay laaj yu sakkan lool waaye nag terewul doomu réewum Burkina bii ànd si weccit bi ñuy woowee ECO. oui puisque on dit que l'ECO on est indépendant mais CFA on est lié à la France. Donc je préfère ECO. Je préfère être indépendant. ndax ànd nañ si am déet ci weccit bi ñuy woowee ECO loolee de du lu am solo buñ sukkandikoo si ñii ñi nga xam ne séq nañu wax ñoom waxtaan la ñu jàpp moo di gën a gindi askan wi ñaax leen si koppar boobee nanu ko tëralee moo war a jiitu laata ñu fi jëlee franc CFA bi. ci njàng meek njàngale mi ñu wax ci salon d'orientation édition bu njëkk ñeel orientation professionnelle Serigne Chérif Ousseynou Lay nga xamante ni benn moment bu weccuwante xel ak xalaat la muy échange ci diggante ndaw ñi ak ministre bi wax lu jëm ci wàllu enseignement supérieur ak ñi soog a am baccalauréat ndax loolee dana leen ubbi ñu mën a def ay orientation wala tànn orientation yu am solo ci seen tàggatu wàllu njàngum ëllëg. liñ ci jublu mooy waajal li nga xam ni mooy ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre di jëmmal wooteeb Chérif Ousseynou Laye bi ñuy wax appel de la jeunesse nga xamante ni bi day gën a jox ndaw li gëddaam ak palaasam mu nekk appel bu am solo Fatou Lay Mbaye Diop moo ciy dellu soit ak ñun. ay élèves futurs bacheliers étudiants ak ay parents ñoom ñëpp toog di déglu information yu tukkee ci wàllu orientation scolaire ak professionnelle. mu doon loo xam ne réponse la ci. appel yi ñuy doon def suñu baay Ousseynou doon ñu wax jàng leen et que technologie moo ngi ñëw ñun ñi nekk université xam nañu difficulté yu suñuy rakk yi di am ci côté orientation et que mu doon loo xam ne dañ cee war a teel a jóg daal di aviser xale yi. ndaje mi ay étudiants ak i professeur laayeen daal di amal ànd ndax loolu li nga xam ne mooy gisunu ministère de l'enseignement professionnel ak technique mi am programme école entreprise. te xam nañ ne orientation moom mooy élément essentiel ci insertion et formation professionnelle parce que lépp mi ngi tàmbali ci orientation. il faut nga waxtaan ak ñoom xam lan la ñu mun lan moo leen intéressé ak lan la ñu mën a def. salon de l'orientation nag mi ngi inspiré wu ci kii di Seydina Issa Rouhou Laye ni nga xamante woon nag teg na comme fondement lu jëm ci wàllu xam-xam ak liggéey. Seydina Issa autorisé ñu ubbi école française ci Cambérène ndax ginnaaw ba mu defee ci ñoom yoru diine mu bëgg ñu am ubbeeku ci wàllu àdduna waaye ñu gis ne it ku daan soññ ci liggéey la moom Seydina Issa ndax jàngaleem ku nekk xam nga ni dafa